kàddu gaa ngi fi parce que fii képp ku bëgg a képp kuy laaj réew mi da nga dem si ñoom joxe sa bopp. waaw léegi sëñ Mbaye Sy Mansour. waaw xam nga ren année bii ñu génn 2020 gàmmu amul. waaw ci sens biñ ko xamee. déedéet mais ba ko jiitu woon relayer ngeen ko. information bi jàlloon na. bi délégation bi ñëwee wax na leen ni leen mbirum góor jigéen moomu ñuy dégg mettre leen ci terme. ci waxin mais ndax tax nañu def ko pourtant Macky Sall li ko franc-maçon yi wax mi ngi koy def. ah c'est parce que agenda maçonnique bi mi ngi koy def moo yaakaar ni kon ñun agressivité bi ci war a am. c'est-à-dire que nous devons être très agressifs même. di xool parce que loolu dafa war a am lu mel ni majlis suuree wala suura boo xamee ni murid yi am nañ ko tijaan yi am ko xale bee ko defee nag ñu dajale seen lépp xam ni aw say la ñuy doon. bu ko defee lu ci bokkul ñu daal ni la bokku ci ma joxe à titre d'exemple. Mali gi ñuy tudde Dicko. mais une semaine avant élection yi dañ ne nañ voteel kii nuñ ko doon tuddee. IBK mais bi mu ñëwee tàmbali def na ko neex doom ji ñu gis ko Dubaï di gis ko New York muy def di paadi maanaam di dépenser xaalis bu dul jeex ñu xamee ne réew mi mi ngi jëm ci mi ngi jëm ci benn ndoluñ dañ ko faa jëlee manifestation yi kay ñëpp tegoon nañ ci seen bët donc foofu la ñu war a àgg ku mel ni Macky Sall ci sama gis-gis ndax moom dama yaakaar ni déjërle la def déjërle mooy nekk ci lu la ëmalul njariñ dëgër ci ba kenn mënu la cee jëlee ndax dafa ñi ko xam dëgg dañ ni Macky Sall boo ne ko permet bul bët ndax pujj mën ngaa tase ku pujj sa bët yuree ko danaan bàyyil ma bët. waaw Mali yaakaaroon ne Mali bu fa loolu amee c'est parce que dafa nekk une zone bi nga xam dafa instable te instabilité boobu dafa arrangé système bi nga xamante ne tey jii. non yaa gis nga Afrique dama lay wax leen ñoom sax dañ ni ci nouvel ordre mondial ba xëy na duñ ci rebondir mais damay wax rek ni loolu ci géopolitique la géopolitique nag day am ay mutation mais loolu domaine boobu c'est suñu émission bi sax géopolitique lañ ko tuddee booy xool am na ndox moo xamee ni ñu ngi koy wax bokk na ci ndox yi gën a sell malien boo xamee ni mook soxnaam yëpp soxnaam école de formation la yore Casablanca damay bañ a tudd turam mais dañu man ndox mu sell moo xamee ni ñoom sax découvrir nañ ko foofu te nee nañu ci kanam tuuti ndox sax buy manqué ci àdduna am na gox yoo xam ne daf fay manqué mais daf caa yore ndox moo xamee ni sell ga mu sell mais yi ñuy tudde ay coltan yi ñuy tudde cobalt yi ñuy tudde ay nangam ak nangam yii mooy suuf soo xam suuf su Mali la fa nekk kenn mënu koo estimer ci lu muy doon ci ay trillions de dollars maanaam waxuma trillion mooy milliards ay milliards ba muy junniy milliards mais boo demee uranium bële Sénégal gii li fi nekk kenn xamul nu mu toll mais dañ ciy teg seen loxo donc dama la ni feek loolu ñun xamuñu ko war a préparer wu pour loolu jaadu woon na yaloon na fi mu ne yoonu murid yoonu Tiijaan annuellement xam-xam yi ñu amagul te soxla ko ñu yabale moo xam dañuy yabale ci Occident fu ñu fay xool wala ci Asie wala feneen ñu jàngi xam-xam yooyu préparé wu dañoo des préparation bi maanaam loolu moom xëy na ci cëppaa ji laa ko bëggoon. mais est-ce que loolu lépp lu ko ëpp doole nekkul ne ñu jéem a xeex la révolution pour ñu jógee d'un pays laïque à un pays religieux. xam nga dafa am parce que la laïcité aussi tamit daf ñuy handicapé si lu bari. waaw mais laïcité dafa mel ni que am na ku ko fi bëggoon a dindi nee nañu ñu ni ñun ñoo ko gën a bëggee noonu ndax xam nga jullitu Sénégal yi itam mooy loolu ndax jullit gi ci làmmiñ la gën a nekk. waaw man nag foofu nag laa bëggoon ci làmmiñ la gën a nekk xam nga itam problème bi mooy dëgg-dëgg yi am na kilifa gu ni est-ce que ñun notre 95% bi ñuy wax de jullit est-ce que mën nañu 15% de jullit. démb maa ngi ko doon wax ci biir Black Label. man jaaxal na ma loolu de parce que man bari na loo xamee ni léeg-léeg boo koy wax dañ naan da ngay dégg ñoo la ñuy wax sentiment bi nga xamee ni moom la jullit war a yor. maanaam yaakaar ni dafa am problème boo xam moom la ñu am. parce que man démb dama ne. c'est un peu marrant. ñu ne Sénégal c'est un pays à 99% de religieux quand je parle de 99%. mooy ñaari diine yi fi nekk. booy xool man sax mun naa ne 100%. ba pare tey boo xool barème bi génne démb sa ay corruption maanaam ci ay luubal ak woyute Sénégal bokk na ci mairie. Sénégal aussi bokk na ci pays yi gën a prôné laïcité di ko jëmmal ak doole bokk na tamit ci pays gën a démocratique pays yi nga xamante ñu gën a tënku ci nouvel ordre yi loolu ça n'est pas avec ay nangam % de croyants. waaye xam nga man dama yaakaaroon ni ñaar. waaw bu ñuy wax te génnaguñu sunu ñaar boo koy wax ci Sénégal il faut nga dellu ci. mooy ban mooy. bala ngay tudd constitution nga wax ni suñu système bii ñuy jàngale suñu doom yi man gis naa ñu jàngale ba dem retraite mais est-ce que xam nga ni ba ci léeg-léeg ree daf may jàpp tubaab yi ñuy wax surtout dimanche rajo yii nga xamee ni léeg-léeg dañ naan kàngamum journaliste mooy dalal diw sàngam mais li ñuy wax
95 wala 98% ci Sénégalais yi xamuñu ko. c'est pour les intellectuels. mooy Cheikh Anta Diop doon wax. moo xamuñu ko ba ngeen tàcc waaye bu leen ko firloon ngeen gàddu yet. walaay xamuñu ko gis nga li ñuy expliquer bu gis nga congrès de Bâle boobu ci fin 19e siècle juif yi amoon nañ problème boobu à un moment donné ñu ngi doon xalaat langue anglaise wala leneen anglais wala leneen mais finalement ñu jël seen hébreu. ça c'est vrai te xoolal ni ñu développé. ah oui te kon population bu Israël luñ la ci mën a wax mëtagul 10 millions de personnes. te xoolal doole ji ñu yore. xoolal seen agriculture ni mu développé Sénégal waxuma la dara dama demoon benn fële ci maa ngi nuyu waa festival international du film de Bruxelles 2019 bii wala 2020 non c'était 2019 la woon 2019 ci mois de novembre maa nga fa woon ba décembre am na kuy teewlu normalement foofu dégg ma ñu def benn forum jëm yëkkati kàddu bi mu yëkkatee kàddu dañuy Afrique bu doon bay na li mu war a bay ci suufam non seulement que Afrique day arriver à se nourrir mais nourrir le monde man damay wax ni Sénégal su doon bay na suuf yi mu war a bay ak li mu yore ci jeunesse boo xamee ni ñi ngi xiif pour liggéey te mënuñoo am liggéey danañu ñëw ci wàllu précarité bu doon bay na li mu war a bay non seulement que Sénégal arrive à se nourrir mais nourrir une bonne partie de l'Afrique pourquoi pas sax feneen ci monde waaw côté boobu aussi defuñu ko parce que li ñuy tuddee 1000 milliards yi ñuy wax ci terre bi ak yeneen yi nga ab centre Abdou Diouf 70 milliards xërëm yi baay bi yaay ji doom ji fi Ablaye Wade def 80 milliards loolu buñ ko defoon ay forage am na koo xamee ni chargé de mission ca ba muy am sens xam ni nit ku jàng la daan doon ku sant Sall mu ne ma bu doon mu joxe exemple ni Louga ak Potou 33 kilomètres la demal ca 15e kilomètre ba à partir de Louga nga def fa benn forage 300 millions wala 200 millions jël ay ponkalit yoo xam day dem ci tous les villages environnants mais ñuy bay mais côté boobu kon soble lu doy sëkk dañ ko fay bay pomme de terre leneen xaali noor lépp bu ko defee Sénégal bu àggee ci nit ñi ndóol mi dañ na fi même mbirum homosexualité gi ngay wax ak yeneen xëy na danañ ci ñëw ak yeneen am na ñoo xamee ni léeg-léeg xiif maanaam amuñu nenn nu ñuy def ba ci mu jàgg ñu jaaxale jombale loo leen proposé ñu jël mais bu dul woon loolu xëy na réew mi dem mais laaluñu ko mbay mi rek laa wax mbay mi rek mënoon na yore Sénégal mbay kese mais par rapport ak waxaguñ ci napp mi gis nga niñ ko def. waaw par rapport ak mbay mi est-ce que tamit gisoo ne loolu Sénégal seen privé yi ñi nga xamante parce que lépp dañ koy xaar ci acteurs politiques yi. te alors que opérateurs économiques yi war nañ ñoom ci seen bopp tamit am ay gis-gis su fekkente ne kenn mënul ñu jéem a def ay corporation jéem a xool naka la ñuy lancer woo ci mbay bi jéem a xool aussi naka la ñuy industrialiser mbay ba moderniser ko ba mu mën a jur lu mu war a jur ci côté li ñuy soxla. ak tamit ci emploi ak yeneen ak yeneen. man à un moment donné xëy na sax comme mënoo di bi muy ñetti waxtu dama ne woon am na foo xamee ne peut dañuy def reportage naan ataaya ju woyof wala yu ma xamul mais booy xool lii liggéey ci gouvernement fédéral te Amérique mi 330 millions de personnes mais avortement tax na mu toll foofu ni kon Amérique jéggi na 400 millions di dem ci ñoom li ñu wax mais lii liggéey ci gouvernement fédéral lu ndaw la. et par rapport ak lii liggéey ci secteur privé mais fii li nit ñi xam et surtout ci ndakaaru gi am na koo xam dégg naa dañu ko mayatuñ la nga jënd fi suuf jëndi suuf taxawal bâtiment te li ci ëpp sax doo ko jox ab agence mu am ci tuuti yow yaay ñëw def bu fin du mois jotee nga lijjanti say mbir daan ñu am na loolu lañ def mais buñ bëggoon a dimbali dëgg réew mi ñi yore ay milliards te ñu bari lañu investir ko ci wàllu ci lu ñuy tuddee littoral bi wala fii booy jóge fii ba Thiès ba Tivaouane ba Lompul ba Potou ba ngay dem Saint-Louis foofu yëpp am na fi gox yoo xamee loo bay mu ñor mais defuñu ko donc kon li ñu gàllankoor bari na ci loo xam ne ci nun la jóge Cheikh Mamadou Mourtada Bakki yi danaan waaw ndax dañuy wax yéefar yi rek nun lañ la ñu def yoonu murid wala yoon woo jël bu doon day jël ku ci nekk individuellement la wax individu bu nekk def cotisation bu 100 francs wala 50 francs sax buñ doon nañ ko def semaine bu nekk muy 200 francs ci weer wi loolu rek boo ci année bi ay milliards lay doon dana mën a lijjanti dara. loolu mooy état sax état noonu lay. te bari na dama naan léeg-léeg nga naan ndoxum nangam damay bañ a tudd benn société mel dama koy publicité mais boo demee ci côté ngaa bu bële rek ndox mu neex a fa nekk. mënoon nga fexe ba defar sa ndoxum Touba ndoxum Daaru Salaam ndoxum Daarul Xuddoos te côté boobu loo bay mu ñor. mais kan moo ko fa def kenn taxawalu ko fa ab usine te usine boobu 10 millions de francs CFA mën na ko. te léeg-léeg nga war oto 40 millions 50 millions defar kërug 300 millions wala yu ma xamul.
te yore man paaw bi aw nit wu mën a liggéey toll ci liggéey te boo leen tegalu juróom-benn boolu ponkalum boolib ceeb soo waxee ñu jàllale ko léegi loolu amul donc kon bari na lu ñu gàllankoor loo xamee ne du ci tubaab bi mais ci noonu la te yaakaar naa problème mu mentalité itam ci la il faut que les mentalités changent refondation la ñu soxla ci domaine yu baree bari en 1962 Senghor mi ngi doon wax ni société bi dafa soxla refondation te booba dafa amoon ñetti crise yu fi amoon nee na crise politique crise économique et crise morale mais léegi crise ci képp la dafa mel ni bouton foo laal rek rouge la léegi te léegi fi ñu jëm baaxul de ndax dafa mel ni solidarité bi ñu waroon a am te wax nga ko ci début bi man la xëy na est-ce que du dem ca cëppaaja dafa mel ni lu ñuy gën di dem nit ñi gën a di sorente boo jëloon Dubaï non Qatar dama fa demoon 2019 bi ca boori avril ba di ànd ak sénégalais mu ni ma lële de ay indien ñoo ko moom mais am nañ ko Dubaï am nañ ko nangam mais raar na du ci Amérique du ci Europe du ci Afrique ñu ni usine bële ay sénégalais ko moom parce que ku ci nekk rek dafa bëgg a yor mbir mi. individualisme kenn du jàppalante duñ jàppalante pour taxawal dara loolu nag gaañ ñu ba baax loolu itam moo nekk daanaka ci réew mi. am na ñoo xam ne sax dañuy bëgg nga ndóol. pour nga mën leen a jaamu te am na ñoo xam ne ñoom yàlla bindu leen pour ñu jaamu kenn. am na ñoo xam li ñu yore maanaam réew mi ndóol waru fi woon a am sax laa la wax dëkk bu ci nekk nag boo demee muy kër mbaari géem a bawoo muy Louga ci quartier boo dem am na fa koo xamee ni bu dimbali woon waa quartier ba ñu ca bari du ñëpp de ñu ca bari danañu am ci lu ñu jàpp mais defuñu ko. macha allah loolu am na solo xam naa dañuy dem si ponk bi mujj nag mu ne comment expliquer la précarité qui prévaut chez nous bu loolu jàllee nag ñu mën a xajal auditeurs yi ñoom aussi ñoom accès si plateau bi joxe fi seen i contribution ak seen i question 4e point monsieur Serigne Fallou Lo. waaw xam nga précarité moom li koy waral man dama naan rek buñ ko bëggoon a firi dëgg nañ ni am ndóol rek wala li nga xamee ni lépp soxla nga ko ci sa dund maanaam la ca ëpp amoo ko loolu mën nañ koo tekkee précarité maanaam dama koy préféré tudde am ndóol rek li koy waral nag bari na lool day am ay cause am ay conséquences te conséquences yi léeg-léeg mën na àgg sax ba ci ndof mais dama ko bëggoon a tàmbalee rek ci tàmbali que ni gis nga bokk na ci yi koy waral nga gis nit koo xamee ni faible ressource la am mais yore ay charges yu lourd li ma bëgg wax xam nga ko léeg-léeg damay ci sunu société bi ree daf may jàpp da ngay gis ñoo xamee ni daanaka seen loxo jotul seen gannaaw mais bu ñu amee ngénte yan ko loo xamee ni bu ñuy takk seen doom ñu yan ko loo xamee ni gannaaw ga la cay toppe cay bor ak yeneen mën na créer lu nekk ci biir société yooyu mooy ñi xamul seen bopp waaw bari na ak a bari ci société bi nag ndax léegi lu xew lu nekk nga ni may dama caa war a bokk bu dee léegi bu ñuy mayee sa doom sax da nga naan comme léegi ñu ngi koy def ci mbuusu imperméable def ci benn kanet def ci nangam noo mën a def da nga jéem a wone que ni yow da ngaa bokk parce que léegi liy compter dafa mel ni benn matérialisme bu ñu àgg boo xamee ni àgg ci niveau bu doy waar ba nga xamee ni ku nekk tu te pousse pour nga nekk foofu yow kenn poussé wu la ci mais yow daanaan su ma deful lii man tekkiwuma duma bokk ci sëy bi duma bokk te système bi pour nga bokk ci façon mode boobu il faut nga jéem a maanaam noo mën a def am na ñoo xam dama naan sax dafa mel ni rek seen doom ju jigéen sax bu amee fukki at ak benn fukki at ak ñaar et surtout bi ganaar yi lamp yi tiim yi xew xam ni tuuti rek sa yi tàmbali génn ak fii bu ko defee nga tàmbali ko dajaleel parce que yaa ngi naan bu ko nit bëggee ba koy takk war na maa def mayit lu mel ni li sama ñeneen ñi def te loolu amul njariñ waaye bokk na ci liy waral précarité bi itam mooy li ma tuddoon léegi sunu ressources yi ci sunu réew mi te xamee ne ñun ñi ñu fi am ay gouverneuru tubaab yi lañu loolu itam maanaam niñ ko war a séddalee amul ndax yaa Daawudu da ko waxoon ni inna ja'alnaaka xalifatan fil ardi fahkum bayna naas bil haqq en toute équité ngay àtte nit ñi mais bu ma nee foofu équité boobu man li ma bëgg a nit ci séddale li nga xamee ni moo nekk ci réew mi ba ci sun gaz beeg sun pétrole bi itam bu ñëwee noonu lay demee ndax boo delloo ca Imam Ndaw njàmbaare gam def ba ñu andil ñu les 11 accords yooyu nga xamee ni accords secrets la coloniaux
nga xamee ni ñun mënuñoo dem ndax lu ci nekk ci sunu alal dafa mel ni dañ naan ñun kët ñun ñoraguñu pour tëyal ko sunu bopp France tëyal ñu ko loola waral ni que ni maanaam la ca zircon bi buñ ko xamoon la ca or ba ndax am na ku mas a liggéeyee communauté européenne nit wax ko ni ko yéen de bu ngeen nee da ngeen a ndóol danañu jaaxal ndax yéen seenub or rek daanaka mënoon na leen a yor zircon daanaka rek ku jamaa la kon le fait que itam lii génne ci suuf si créé wuñ ci ay emploi parce que gouvernement sax moom du créer peut-être ay emploi mais mën na nekk facilitateur à ce que des emplois puissent se créer cadre bi lay créer mais léegi du ko créer du léeg-léeg nga gis koo xamee ni dafa jóge Amérique wala Europe ñëw créer dara ñu teg ko ay impôts yu diis ba ci mu jàag mu gedd ko dellu day am te bu dee multinationales ñu yi ubbil leen yombalal leen mbir yi ak càcc gu ñuy defaale ci sunu biir itam goo xamee ni jëruñu ci ñëwagul mais gis naa ko ndax fooy jënde fu nekk ñu ni la amuñu monnaie mais monnaie dañ ko war a wut teg fa mais bu dee ku ñëw ku ne dese fa fukki dërëm te yow ay milliers de personnes ñoo fay ñëw mais loolu ci année ci weer wi ay mën na nekk million te mi ngi am fii ci Auchan ko doon dajale sax di ko saraxe mi ngi déedéet duñ ko def te xam nañ système bi ñu indi foofu man wax naa leen ko waaye buñ jàllee loolu ndóol moomu précarité boobu itam bari na ci li koy waral chômeur yi dañu bari ñuy chômer lool am ñoo xamee ni itam daanaka fi mu ne ñi ngi koy wax naan amul Sénégal mais am na fi ñoo xamee ni domicile fixe amuñu ko am na fi les SDF bu njëkk ci réewi nasaraan si lañ ko daan gën a dégg mais léegi bari na fi mais bari na fi itam ñoo xamee ni ñi ngi ci diggante fukki at ak juróom benn jàpp ñaar fukki at ak juróom ñoo xamee ni itam sont exclus du système scolaire léegi ñi ngi ci nekk di wër luñ mën a yëngu bu doon sax maçonnerie bi mi ngi dox mbirum yeneen yi mi ngi dox maanaam mu mën a nekk foo xamee ni mën na fay dugg am lii am laa mais yooyu yëpp daanaka yombewul noonu daan di jox exemple ci bala may ñëw ci conséquences yi fan yi dañ ma woo bi ma préparé war a ñëw Dakar ñu ni ma am na koo fi xam démb fi la fanaan daal waaye suñ sañoon nga ñëw wax ak moom ndax xamuñu dafa dofam de doful bi ma ñëwee wax ak moom mu tontu ma tontu yu wér pourtant mi ngi yore mbuusam moo xamante la def yéreem yore ak basangam ma ni ko waaye li baax mooy ñu dem ci chef de village maa ngi koy nuyu moom su nee nañ la wutal néeg fii di la jox ndékki ak añ ak reer ñu def loolu mais ab dëkk boo ñëwee da nga koy awee ca bunt ba mu ànd ak man ñuy waxtaan ci yoonu mais waxtaan ak moom mu ne ma man de liggéey rek laay wut daanaa gormat yaa ngi dégg loolu sax bokk na ci li tax ma ni précarité na bokk ci thématique bi daanaa gormat man na ma def itam mbirum maçonnerie dama doon xool si liggéey ma ne ko waaye loolu baax na bañ demee ba wax non man mi sax jox naa ko sama t-shirt am luñ ko jox man ni nañ ko tibbal añ avant muy dem mais chef de village ñu ko waaw man bu heure wut liggéey jotee man nga ñëw wut si liggéey mais pour nekk ci bitti noonu fanaan fi rek waaw te pourtant am nay mbokk yoo xamee ni ci benn quartier damay bañ a tudd quartier bi ci Louga nee na ma sax foofu mooy cosaanam nga xamee ni kooku ci kanam tuuti fan la jëm pour le moment daanaka moom ci domicile ñooñu ñu naan sans domicile fixe ci la bokk mais ci kanam tuuti day jëm ci am ay problème yoo xam da ko yóbbu ci ndof moo tax day am leneen loo xamee ni ci explication bi nga xam mooy 10 minutes yi ngeen may jox ma expliquer bu ko defee question yi ñëw conséquences yi da ciy bokk da ngay dem ba ci mujj yàgg yow sa facture ndox doo ko mën a fay bu dee borom kër nga wala sa facture Senelec day dem ba ci mujj itam maanaam bu dee amoon nga soxna lu mu xëy suba dépense du ko mën a am mu amati foofu insécurité alimentaire créé wu mu demati ba ci mujj yàgg am ñoo xamee ni ci biir loolu duñ ko attan divorce kon te njaboot am na ba pare njaboot am na te doom yooyu ci créé wu bu dee am na ca te li ci ëpp da cay am ñu nekkaat ci ban situation yaay ji amulum xëy baay bi amulum xëy bu ko defee ñooña ëllëg mën nañoo dugg ci banditisme mën a dugg ci yeneen mën a dugg ci yu baree bari te loola itam mën na dugg ba dugg ci vol mën a dugg ci viol mën na dem leneen mën na ca juddoo bu ko defee yi ci découlé ci bu ci nekk boo ko laalee day baree bari mu dem itam ñoo xamee ni
mënoon naa ko wax ci début bi formation amuñu ko amuñu éducation ndax léeg-léeg am ay liggéey yu am sax gaa mais day laaj que nit ki am tuuti benn niveau ci éducation ak nangam loolu lu muy waral itam day waralaat nit ki ci boppam ñëwaat tourné wu léegi li ma doon wax ni ñëwaat ci bi nga xamee ni cadre familial lañ ko waroon a régler mooy solidarité bi amoon mais léegi ki am ci famille bi kootul ñeneen lay bëgg di waxal ñi nga xamee ni waroon na leen a dimbali bu leen naroon a dimbali ñeneen lay dimbali bu ko defee loolu lan lay waral mooy li nga doon wax ci départ tama la ni question boobu nañ ko denk ba ca kanam mais précarité waral na ci itam le fait que dimbalante wuñu ci sunu biir ndax bu doon dañuy dimbalante ci sunu biir waxuma ni du am de ndax yàlla moo bind àddunaam nee na walaw basatallahu risqa li ibadi la baxaw fil ard su ma maanaam dafa am ñoo xam su ma leen xañoon kootul mu yóbbu leen nduluñ mais am na ñoo xamoon ni su ma leen mayoon itam leneen lay créer ci ñoom moo tax moom mu séddalee noonu la ko mu fassiroona yi di firee de kon nag yàlla moo tax li tax ñenn ñi mu def ñu ndóol xëy na mu nanga mais am na nag loo ci xamee ni boo ko waxee moom du nekk lu populaire mais da ngay gis koo xamee ni benn la man soo yaxee mu takk ñaar wala ñett Chine populaire googu di créé wu ci sunu biir wala xamul leen li ma bëgg a wax bien sûr buñ ko xamul nañ ci ñëwaat suñ Chine populaire googu itam kenn teguñu ko dégg naa Emmanuel Macron ñu naan sànni nañu nàngam mais maanaam benn doom wala ñaar nga mën a am nga am fukki doom kooku itam problème tey ba noppi yow doo assurer seenu lekk seenu col ni seen lenn mais yow yaa leen dugal ci lu kenn xamul ça c'est vrai am na ci ñoo xamee ni sax nañ ma baal léeg-léeg moodu ba ca àll ba di leen yónnee la ñuy jël alalam luubal ko takke ji ko jabar bu ko defee mu indiyaat beneen déchirure ci côté famille ndax da ngay dem ba ci mu jàgg yow fetal rek ngay bëgg a fetal ndax da ngay yónnee sa nit sab xaalis di ko ci liggéeyloo bâtiment wala di ko ca def loo leneen wala yu ma xamul ndeke ma ngi ko takke jabar di ko ñu koy njoñal ay ganaar te ganaar yi rek la yi lamp yi tiim 45 jours te yooyu taxu koo am solo mais nga def ci loolu luubal ko kon ci tënk société bi xëy na li tax doxul dëgg te nit ñi di dund situation yi mu metti lool am ñoo xamee ni tey jii et surtout biñ ñëwee ci lu mel ni couvre-feu bi xam ne am na ñoo xamee ni ñoom seen mbir ñu ngi ko daan defar ci guddi gi te fi mu ne maa ngi la wax couvre-feu yi mi ngi créé loo kenn xamul nit ñi xam nga bu dee da ngaa amum xëy moom doo ci mën a xam lu bari wala nga am ko amum xëy di la jàppale mais am na ñoo xamee ni amuñum xëy te amuñu ko amum xëy di leen jàppale mais ñooñu seen situation day metti te loolu yaakaar naa njiitu réew mi sax yoonam nekku ci est-ce que du le cadet de ses soucis moom yëgalu ko yaramam sax ndax buy wax léeg-léeg naan xawma moom sax xàmmeewul sagar yu xonq ku koy takk ak yu ma xamul waxi ku daanu ci saret man xawma loolu yow réew mi ci sa loxo lañ ko teg xëy na kuy gàddu xeer la xam waaw mais xëy na bu jotee xëy na mu àgg ca Abdoulaye Wade loolu la waxoon dafa ne au lieu que ngeen sànni xeer takk leen sagar yi xonk waaw moom nee na xàmmeewul sagar yi xonk waaw xam nga léeg-léeg nguur day soit mu dof loola wala mu àgg ba ci mu jàng nga mel ni Firawna ma waxoon loolu ndax Firawna dégg naa ba ma ne ana rabbukumul a'la Iblis mi ko wax loo dafa daw ba ca tefas ga mu ni ko baat la ma wax dafa ëpp mu ni ko waaw mu ni ko téema koo tub mu ni jëru ko ndax yaa ngi ko wax le plus grand encaisseur nga ko wax yàlla moom mën na encaisser lu nekk mais xëy na moom it foofu la àgg daal ndax boo fa àggee nag moom sommet ba moom boo fa àggee waaw loolu rek loolu laa gis ça c'est vrai mais daal tënk gi mooy li ma gis man yaakaar naa ne gën naa yaatu loolu situation bii ñuy dund ci réew mi ñi ngi ciy wax précarité bi lu ko war a yokk lu ki gis nga itam bu dee yow lépp loo xamee ni soo ko defee ndax gis nañ ñoo xamee ni keppal ma système keppal ma bi la ñu indi ci réew mi te loolu président de la république loolu man mën naa koo xam bu ma ko mënee xam man c'est-à-dire système keppalma bi mooy ñi nga xamee ni non seulement ñoom ñoo war a respecter loi bi et faire respecter la loi te loolu mooy seen serment mais ñoom système keppalma bi ñoo ci nekk d'accord pooju nit soo ko defoon ci sa maalu oto seen yoon nekku ci defal 1000 francs bu dee moo yel defal 2000 wala leneen wala ñu menacé la ab 3000 nga def ko ñu def te loolu xam nañ ko mi ngi fiy dox damay gis apprenti yi di dem di jëli permis parce que ñoom ñoo yor kii bi quoi ñoo yor porte-monnaie bi ñoo yor porte-monnaie bi waaw mais tudd nga ko mais loolu dama ni lu tax réew mu bëgg a dem loolu itam du fa nekk loolu mi ngi dellu ci sunu waaw mi ngi dellu ci sax ma nga dellu woon ci bii ñu génn mooy notre façon de faire la politique wala parce que boobu amul am na Kenya gi rek la nga ko bu yàgg ça c'est vrai
Kenya gi rek réglé na ko bu yàgg mais léeg-léeg xam nga lu tax yow à des fins électoralistes moo tax doo ko def moo tax doo ko dindi parce que da nga naan gendarme yii damay tudd seen tur wala policier yii loolu su ma ko defee kootul bu ma waree falu yaat man dama xamul sax est-ce que mënuñuy fal nit rek juróom-ñaari at wala juróom-ñett bu noppee moom mu dem waaye buy def ay calcul électoraliste rek mooy lu baree bari lu mu di ndax am na ñu ne sax du ma prononcé wu 3e mandat te amoo ko te doo ko am te boo ko jéegi am da nga xam ni nit ñi fi mu ne maanaam doy nañ sëkk ci yow mais yaa ngi koy bëggoo koo tudd ndax nee nga koo tul kon xawma duñu liggéey wala duñ nangam yooyu sa yoon nekku ci yow da ngaa waroon ni rek maanaam man jeexal naa te ndax loolu wax nga ko ba nit ñi xam ko. waaw am na solo par rapport ak précarité bi point yi nga tudd yëpp muy point yi aussi am solo parce que mën nañ ci yaatal nag da nga ko dellowaat aussi si ñi nga xamante ne kenn ku si nekk ak sa responsabilité par rapport ak yàq lu muy jur rek moom mooy ñàkk. xëy na ñaar ba ñett nga baal moom laa tudd wàllu logement dañ naan est-ce que précarité am na ay logement précaire xam nga logement précaire en France ñaata la am na ñoo xam ñi ngi surpeuplé ñu ngi dund ci ay appartement surpeuplé 9 mètres carrés 9 mètres carrés appartement mais fii itam Sénégal wàllu logement am na ñoo xamee ni daanaka mooy loolu am na ñuy salloo ci néeg juróom-benn nit ci néeg am na de am na même ci à Dakar ci biir am na fi ay nit ñoo xamee ne dañuy salloo lu ko ëpp lu xaw a doy waar la loolu ak insalubrité bi ak yu bari yooyu la boo doon laal ba ci système dama la nit mënoon naa ko gën a yaatal ndax ci wàllu étudiant bi sax dañ naan précarité bi ci monde boobu dañ koy wax nu mu demee xam nga ni aw nit woo xamee ni ku fóot ku nekk maanaam ci fa ngeen am na mu mel xam ni pour nga woowal sa yére rek problème la bu doon jamonoy nawet moom kootul du ma sa mën a woow ndax fa mu nekk ak yeneen yu baree bari ak la ca mën a juddoo ci côté santé ndax waxuma ci côté santé bi ndax boo ñëwee ci wàllu précarité itam dafa am lu muy jur ci wàllu santé doomu aadama même dafay am lu muy jur ci wàllu bopp yooyu yëpp nag boo ko boolee de finalement amoo société. parce que bu fekkente ne côté étudiant yi nga cité dafay nekk sax point bi nga xamante ne mën nañu wax ne moom mooy gën a gangréné mal bi parce que étudiants yi ñooy suba ñoom ñoo appelé à suba nekk ci bureau yi ñoom ñoo appelé suba nekk ci administration ñoom ñoo appelé nekk ay avocats ay politiciens et cetera léegi ñu dund ci environnement bu précaire boobu léegi am ay jafe-jafe di ko fajee naka sudul noonu par exemple parce que dafay faral di am foofu damay taal courant bi nu ma neexee après damay pirater ay CD jàmbur damay def lii damay def laa maanaam wutum xaalis boobu déjà da ngay tàmm lekk li nga xamante ne moomu loo ko waaye xam nga loolu mooy li ma la wax rek ba léegi day dellu ci modd bi xam nga moo tax ñu jiital bee indi bii nit ñu gouverner moo ñu mayul sax nit ñi épanouir wala maanaam nekk fenn fi parce que dama la ni bu doon am na li ñuy tuddee gestion vertueuse ci wàllu sunu or bi am gestion vertueuse ci sunu wàllu zircon bi am ci sunu wàllu yeneen yi mais fii ren li fi ñor ci xaal li fi ñor ci kii dem naa Suisse c'était en 2017 ndax lu ci nekk damay bëgg a tudd date ba ma dugg ci benn supermarché gis mango ju ñu wowal comme def ko ni ñuy tuddee chips maanaam mooy pomme de terre bu ñu lakk noonu chips yi mais ñu ngi koy jaayee 3 nangam francs suisse daanaka mooy plus de 3 euros te loolu maanaam bala ngaa tàmbali sax xam mu ne la jeex na mais kon nun bu ñu fexee ba sunu mango ji ci wàllu précarité war fee mën a jeex ndax loolu war nañ cee ñëw mais nuñ mënoon a fexe ba def ay usines yoo xamee dañ ciy ne jus yu neex ba sunu xaal ji wanoon nañ ko def jus de xaal li fiy ñor ci xaal ak li ciy yàqu kenn xamul nu muy toll ren surtout li ñor ci xaal kenn xamul nu mu toll te mel na ni bu ñu wax am na vague bu ñu may wax ni au mois de février am na beneen mbay muy ñor di ñëw am na un certain lot bu ma ko wax boo xam jaaykatu xaal la lu mu nekk la transformation te kenn du ko def ça c'est vrai c'est que man ka dama jàpp ne ndóol bi ci dëkk bi li ko gën a may doole mooy ndëngate bi ci réew mi parce que ñëpp ñi nga xam ne dañuy cotiser di am fan koy verser ñan koy verser ñoom dañuy yokk ba yokk mais ñuy cotiser maanaam contribuable bi ñoom ñooy dëkkee ndóol te pourtant ñoom ñooy defar ñi am ñoom ñooy doon sondeel bi nga xam ne day tàkk ba pare du réer du ruy di jeex xoolal rek ñëpp ñuy encaisser
mu nekk le système kilifa yi lu mënta doon xoolal ñoom ni ñuy penaare ak ni ñuy tedde kon Sénégal ndóolul waaye dafa basculer maanaam dafa déséquilibré maanaam bu amee koo xamante ni toog na ñetti fan lekkul noonu la amee koo xamante ni ba ay sëtaatam dootu ñàkk te alal jooju li koy wane du ñàkkam waaye na ñàkk ko na ñàkk ñoo ko dajaleel jox ko léegi nag contribuable la gars yi dul bàyyi xel maanaam ñuy cotiser ak ñuy dajale di joxe ñooñu la ñuy récupérer dul bàyyi xel mukk ñuy récupérer dañuy aakimoo di téye léegi nag man dama ne ndëngte boobu ak ñàkka delloo mone ba mooy waral ñenn ñi di dee si ñàkk ñenn nag di fas yéene ñoom faatu ñoom ci riba. xam nga kan moo ñu tontul li ngay wax nii xam nga li nga expliqué nii xam nga ko Talon c'est le président du Bénin de la République du Bénin d'accord da leen a dajale ni leen wax dafa mel ni temps yi damaa dégg ñu naan xaalis bi circulé wul mu ni mais li ma jaaxal déglul bu baax de mu ni li ma jaaxal mooy mais salaire yi ñu ngi koy fay mu ni mais li ma jaaxal liñ daan bay mi ngi ñor nit ñi ñi ngi jënd nit ñi ñi ngi nangam mu ne mais kon ban mooy xaalis bi circulé te circulé tul ci tënk mu daal ni leen mais bu ñu waxantee dëgg mooy député bi ministre bi DG bi ba ngay wàcc ñooñu ñooy jël alalu réew mi mu ne nag fii ñi ngi dox loolu beneen du ma sa dem mais buñ bàyyi woon loolu ku ci nekk di jël li nga war a jël di yam ci sa salaire waxuma ni feeg fukki at beneen du développé mais feeg ñaar fukki at wala leneen kurtul mën nañoo dem mën nañoo jóge fii ñu nekk mais bu dee li nga wax nii mooy continuer am ku falu li ci ëpp da ngay gis fukki oto wala juróomi oto mbinaan mi sax kurtul day am oto waxuma doom yi bàlleen waxuma mais ñëpp daanaka ñuy yore oto da ngay gis maanaam parteeru oto lay doon mais kon réew mi comme li ngay wax pourtant man damay wax ni vraiment day léeg-léeg da nga naan ndax bëgg na maa continuer nekk sénégalais ndax man dégg naa ko moom a sa wax loolu ni ma maanaam réew moomu ci waxin te pourtant réewam la mais da ngay dem ba ci mu jàgg da ngay am déggu ci wàllu ñi ñuy jiite ak nit ñuy jiite mais ma yaakaar ni nag feek peuple bi ñoo préféré nelaw te itam feek nit ñi nga xamee ni ñoo ñuy jiite te jiite wuñ ci anam bi ñu war a jiite waxuñu leen ni leen taxaw leen loolu ba léegi ñun ñëpp responsable lañ ci ndax dama yaakaar ni loolu peut-être ndax xawma lu des ci émission bi ndax bu dee dañuy continuer il est nangam 1h41 mais war nañ cee ñëw parce que ku mel ni Pape Félix nga baal ma tuuti Pape Félix 3 mais moom bi muy jiite dafa wax ni képp ku gis baatel mooy lu dulug dëgg ba noppi waxoo ca dara da nga ca yow dafa mel ni yaa ko approuvé kii ne di rien consent waaw mu ne nag nit di def lu mu wër te def ba noppi nga am doole ni ko bàyyil li ngay def defoo ko dafa mel ni yaa ko ca encouragé te fi mu ne dafa mel ni foofu lañ xaw a tolloog sunu ñi ndax nit ñu yore moom baaxul mais nag tàmbaliwul rek ci kii de daanaka moom ca Senghor ba ci Abdou Diouf moom dafa fee nekkoon di nelaw rek daanaka pont bi mu fi defoon sax dañ koo mujj gooral loolu laa fi xamoon luñ mën ni lii Abdou Diouf ko fi defoon te pont boobu xam nga ni moom daanaka aw sàkket bu mu fe tegoon la rek dañ ko mujj gooral defaraat ko waaye bi Ablaye Wade ñëwee itam def na fi dara de ndax audace bu toll nii def fi li ñu naan verem def fi yeneen ak yeneen yoo xam musuñu ko woon xalaat mais nag jamono ji mu fi ñëwee itam créé fi ay façon yu milliardaire sunu valeurs yi gën a dégradé ñu jëmoon ci biñ ko fi jëlee dafa mel ni buñ ko fi jëlee wuloon rek réew mi mënoon naa basculer jëm fu kenn xamul mais kii ñëw moom it kenn xamul lu mu doon kon nag ñun ñoo war a changer li ci noonu ñun bu dee ñoo préféré ñu yoree ñu nii te nii ñu yoree moom ba yawmal qiyaama moom du baax moom bu dee nag ñoo préféré dunde nii rek ñu xam ne ñoo préféré dunde système u éducatif bi baaxul parce que li ñuy jàngal ñu mel ni Karl Marx ak ñeneen ak ñeneen loolu du luñ ñu war a jàngal mais suñu histoire ñoom n'est-ce pas ñoo wax nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple mais ñoom ils ont effacé des milliers de pages de notre histoire mais suñu culture jàngaluñ ñu ko nit ki naka lay bëgg a boppam man xale max na ma fii ci Dakar ni nekk ci mbedd New York di fa fanaan moo ko gënal dund Sénégal parce que xamul histoire am xamul culture am
mais te dañ lay bàyyiloo sa histoire bàyyi la culture day jàngaloo culture tubaab bi ak lim doon ñu nekk ñun ñu ci bari nekk ay francophile. Un francophile fil gi buñ koy wax ci grec mooy quelqu'un qui aime nangam donc qui aime et la langue française la culture française et le peuple français donc kooku naka lay aimer son peuple non daanaka li ci ëpp du aimer son peuple. macha allah. ci loolu ci la ñu toll xam naa te loolu fi la mooy gute gi. dama bëggoon xool ba xam sama auditeurs yi ñi ngi déglu ou bien ñi ngi nelaw moo tax dama bëggoon profité waale ubbi waale ligne bi Kals. xool ba xam auditeurs yi ñi ngi si buumu jokkoo bi ngeen def 88 628 99 99 boo leen duggee ba pare ngeen def 111 am accès si plateau GMT bàyyi fi seen i question ou bien ngeen joxe seen i contribution jaglale ko Serigne Fallou Lo consultant international par rapport ak li mu fi développé 0 heure ba léegi nii Kal dama lay bàyyi nga continuer ba auditeur bu muy dab. voilà en tout cas exposé bi am na solo. déedéet yaatal na ci point yu bëri donte ne ci diir bu gàtt la ko def. mais point bu nekk laal na ci lu mu ci war a laal. macha allah donc surtout point bu mu mujj wax par rapport ak la précarité. wax na fi aussi problème mu solidarité bi nga xamante ne ñàkk na suñu biir. te loolu aussi mënoon na tax précarité bi wàññeeku wax na ci côté logement bi par rapport ak nit ñi aussi duñ dëkkee. donc yooyu yëpp bokk na si li nga xamante ne ak Chine populaire gi. voilà ak voilà moo ngoog takk jabar yu bari yeeg yooyu yëpp ci yàq gi laa koy boole. parce que aussi loo attanul nga jël ko aussi yàq nga ko. mën nañu wax ne tamit beneen bi koy tëj mën nañu wax ne moom mooy gestion de nos ressources. comme géej gi par exemple niñ ko saaxee jaay ko. ba nappkat yi mujj doon ay transporteur ay émigrés clandestins. ñi nekk ci àll bi aussi amatuñu suuf buñ bay. xam nga yooyu yëpp tey ji te Sénégal ay sénégalais lañu. mënuñoo dem bitim réew mënuñoo am dara seen biir réew. loolu lu mu mën a jur comme conséquence lu nekk xaj na ci parce que pauvreté boobu moom moo mën a indi sax dëkk bi mu am ñu engagé wu pour nekk ay. xam naa Kals damay jël auditeur bu riche bu njëkk bi après ma bàyyi la nga yeggal asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi nga def. ñu ngi sant alhamdulilah. ñu ngi ci jàmm. macha allah tur bi. bon damay lekk tur bi quoi. waaw lebal na la ko kon ñu ngi lay bàyyi nga àddu. waaw sànq dama toog nii rek déglu seen waxtaan bi quoi. dégg mais li ma ci dégg am na si solo lool macha allah. dégg ànd naa ci moom ci li mu wax ci changement. dégg suñu tool yi il faut changement il faut ñu changer complètement. changement par rapport ak lan. sur le plan politique bi ñuy wax les hommes politiques yi fi nekk actuellement. la manière dëgg la. la manière de gouverner. d'accord il faut qu'on change le système politique. dëgg la. waaw boobu ba léegi maa ngi koy suivre mais franchement li muy développé. dëgg la lool quoi franchement. macha allah. waaw en tout cas ñi ngi rafetlu sa intervention. waaw. oui di leen ñaanal tawfiixa. merci beaucoup. ok. di ko jaajëfal moom si dugam 88 ngeen def 628 99 99 boo leen duggee ba pare ngeen def 111 Kals. waaw am na solo xam naa ba muy àddu noonu dama amoon problème écoute. dégg ma bu baax lu mu wax. mi ngi ci wàllu politique bi la doon wax. ak niñ koy defee ak yooyu mu xam naa dafa bëggoon xëy na ñu insister ci wàlla yooyu mais dama ne rek. politique moom ñaar rek la politique bu baax. ak bu bon. li ñu tuddee gestion vertueuse ci sunu alalu réew buñ ko defoon xëy na liñ am ci or liñ am ci zircon bi ak li ñu ni danañu ko am ci gaz boobu ak pétrole bi xëy na du ma ni ñëpp dana baax ci ñoom mais mën nañ dem parce que am na pays yoo xamee ni. xam naa damay jël auditeur bi. sama professeur maa ngi jégalu si xam naa dafa yàgg na si ligne bi maa ngi jégalu 88 ngeen di 628 99 99 111 mën nga yeggali sama professeur. yooyu buñ ko amoon développé ko doxal ko niñ ko war a doxalee pour ku nekk man góor ak jigéen mën cee gis seen bopp bu boobaa xëy na dama ni la Talon waxoon rek waa Burkina ñam toogaloon te ñooñu ñooy kàngamu réew ma ni leen waxuñu fee fukki at Sénégal dana daal di nekk ci yoon mais man dama naan fi mu ne ci fi ñu toll moom Sénégal bu doonub train la tegoogul ci braay bay daw. bu doonub train la tegoogul ci braay bay daw xam naa émergent moom bu ñu koy wax xëy na émergent ci yàq jukko yi. jéem a teg système boo xamee ne da nga fexe ba
tappale ba indi fi am ngóor jigéen wala leneen waaye moom góor-góorlu ci am xëy ndax dama la ni nouvel ordre mondial moom ku ci d'accord rek ku ci d'accord xanaa nga ñàkk koo xam mais boo ko xamee ba noppi d'accord ci moom bëggaloo sam réew lu baax ndax gannaaw gi élite mondiale ñooy yore lépp mais du que ni ay ndax même nation comme niñ ko xamee nii dafa war a disparaître force Nations Unies yi sax comme xëy na laajuñu ko mais daanaka mooy nekk force yi te ñi leen war a épauler mooy maanaam armée bu Amérique bi loolu moom mooy li ñu teg ñoom comme agenda mais ndax danañu ko réussir yaakaaruma ndax léegi kese nekkuñu ci àdduna bi aussi d'accord xam naa bala muy tontu loolu ma xoolaat kii asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw ñu ngi ziar bu baax waaw ñu ngi leen di ziar jërëjëf li kontaan ci émission bi bu baax a baax a baax. jërëjëf tur bi tur bi El Hadj Malick Faye. El Hadj Malick Faye waaw ñu ngi lay bàyyi El Hadj Malick gàddu waaw man de ci li ma war a contribuer ci waxtaan bi maanaam béykat bi nekk ci àll bi comme ni mu expliqué sànq ne ndox mi gars yi dañ ci war a jublu bu état bi amal ay forage yu bëri ci àll bi gars yi bu noor gi jotee ñu mën di béy ci àll bi da ngay gis yow da ngay nekk borom tool nekk ci àll bi waaw ñi ñi xamante ne ñoo yore maire yi ak yooyu ñoo ñëw ndax borom tool dëgg tax na ñu joxe seen tool yi ay tubaab yu xamante ne ñu ngi jóge fale ñëw ci béy ci biir dëkk yi te yow nga war a mun a toog ci dëkk bi tey njëriñ waa réew mi waaw comme ni mu wax itam wax dëgg yàlla cëg bi dem na déwén nga xamante ne jamono yi ñu toll nii yeneen saay da ngay toog xalaat bañ a doon sax Sénégal comme ni ko waa jooju wax nekk état New York ko ci France ci mbedd bi day dem ba fala mooy gën sax doon Sénégal ci biir Sénégal ndax jaay doole gi fi nekk kenn xamul lu mu doon nit ñi sonn nañu tay nañu xamatuñu lan la ñuy dund jafe ñu doon ñun ñi macha allah waaw affaire yi nit dégg la xam naa ñu ngi rafetlu intervention El Hadj Malick Faye xam naa aussi bu ñu jëlee des auditeurs après mun nañ tëj ligne bi 88 ngeen de 628 99 99 boo leen duggee ba pare ngeen de 111 am accès si plateau GMT bàyyi fi seen i question wala seen i contribution monsieur Kals. voilà xam naa mu ngi doon wax ci gouvernance mondiale bi mën nañu wax ne aussi àdduna bi ay pôle la mais kenn ku si nekk yaa ngi course pour raw sa morom loolu amaana 1960 indépendance yi moo nekkoon départ bi entre communistes yi ak capitalistes yi amaana na communistes yi dem nañ ba benn moment jaxase nañ leen tas seen réew yi balkaniser leen daaneel mur de Berlin réunifier Allemagne mais ba tey Chine mu ngi à côté Russie aussi mu ngi fi ba tey mais nag ñun dañuy def erreur di jàpp ne que ne bu ñu jógee ci domination occidentale bi ñeneen ñi dañuy ñëw pour yaxanal suñu dund ñooñu aussi ay impérialistes lañ ñun ñoo war a am suñu politique bopp parce que fekk ñun amuñ suñu politique bopp rek mooy dañuy amal ay politique xaw ma waaw léegi dama lay wax lenn loo xamee ne xëy na dana la bett mais ñi ñuy tudde impérialiste